résumé bi mooy si premier point bi ñu développé mooy problématique mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom moo am si luyaas bi te luyaas bi xam nañ ni jafe-jafe ji yëpp li ko sumb mooy ñetti affaire yoo xam ne tant que jéemuñu ko lijjanti mënuñu wax ni que tey dañuy régler problème bi parce que mooy bi ma wax bu njëkk bi mooy foncier bi wàllum suuf bi njëkk li muy jar ni ko nit ñi di yokkee parce que ni ko nit ñi fi ñu bëgg dëkk ak njëkk yi ñu fay féetale xëj na des fois dafay jéggi dayo ba nga xam ne nit ki du si mun a jot wala bu Sénégal lambda bi poche am may ko mu agsi mu àgg si loolu beneen bi mooy wàllum financement bi mooy suñu rapport ñun sénégalais yi et je vais dire africains yi suñu rapport en général ak banques yi ak institutions financières yi parce que ñoom tamit nañ ma baal mais kenn du leen tudd mais nañ leen di tudd nag nañ leen di tudd parce que tey ñun ñii ñëpp di ay professionnels muy yéen journalistes yi assistance bi ñun professionnels yi ñun ñëpp kenn ku si nekk lu mu bon am nga benn compte bancaire sa compte boobu yow sa xaalis sa alal nga siy dugal di ko si génnee mooy yow tey yow yaa tax banque bi exister parce que banque bi si sa compte boobu ngay sukkandiku pour mun a couvrir ay charges am si sa compte boobu ngay sukkandiku pour mun investir si ay capitaux am kon nag ñoom dañu war di wax ak ñun waxtaan bi nag mën na yaatu tey jafe-jafe ji lan la nit ki faw nga am sa sutura mooy sa kër dëkkuwaay ndax xam nañ ni nit ki boo lekkuloo naanuloo sax boo amee sa sutura yaag sa njaboot xëj na lu bari dina la wàcc stress moral bi rek question de violence yi ñuy wax yëpp si dëkk bi mais yu si bëri fii la jóge parce que nit ñi toogatuñu seen kër yi ñi ngi si mbedd bi boo jógee di ñibbi sax xamoo ndax fi ngay tëddi di nga fa am jàmm mais fi nga dëkk nag boo fa amee jàmm dëkk si sécurité am sécurité am jumtukaay yoo xam ne boo duggee sa xel dina la dal xam nga ni yaag sa njaboot yéen a ngi si jàmm mais yaakaar naa bu boobaa am na leneen looy tar du def ñaawteef kon nag banques yi nañuy wàccee seen taux yi c'est élevé léeg-léeg seen politique ñu ne la taux bi nangam nga 6 mais daawati géej période Covid gi dem ngeen France dem nañ ba 1% dem nañ ba moins dem nañ ba 0,00 ba pare di inciter nit ñi à ñëw leen rep parce que dëkk foofu lay toll mais tey kan moo ñemee dem rep banque rawatina nag pour tabax kër parce que tey pour nga tabax kër déjà condition yi la banque keroog dégg naa si benn émission bu ñu nekkoon suñu benn collègue tabaxkat naan tabax dafa yomb njëg yi 3 millions 4 millions ma ne kooku tabaxul nañu waxante dëgg parce que kuy ñun dañuy tabax dañuy suivre tabax xam nañ liy tabax waxuma tabax bi balaa ngay tabax rek démarche yi rek dox bi administration autorisation de construire leneen ak leneen étude de sol nu mu tudd plan béton armé plan archi yooyu rek dépassé na moom li muy wax waxtuñu ciment bi di yéeg a ko wàcc fer bi carrelage peinture nangam tey boo buggee tabax tey yow kër boo xam ne tey mun naa si wax boo buggee tabax kër boo xam ne kër boo xam yow di nga am aisance familiale rek minimum di nga dem ba 18-20 millions pour nga tabax pour nga réer te loolu terre njëgu suuf yi bokk si tabax bi la suuf yi bokk si suuf si moom kenn waxatu ko tey Dakar munoo fi am terrain à moins de 45 ou 50 millions bi si gën a moins cher te pour nga gis ko di nga sonn bon yooyu yëpp ay programme moo tax financement bi foog ñu wax si foog banques yi ñu permettre Sénégalais yi ñu mun a am accès au crédit immobilier bu ñu mënul am accès au crédit immobilier sax ñu mun a am ay jumtukaay yu leen permettre dans 10 ans ñu projeter si loolu mun a épargner en attendant ñu mun a demander benn prêt immobilier il faut des programmes divers parce que tey yow boo nee salariés yi kese ngay financer mais da nga exclure 70% de la population parce que secteur informel bi du ñu salarié waaye ñëpp xam nañ ressource financière bi ñuy générer mais ñooñu da ngeen di permettre ñoom tam ñu mun a prétendre à ces prêts mais tey li ñuy njëkk a laaj si prêt immobilier mooy bulletin de salaire or mi bulletin de salaire boo ko amul ñu ne la garantie te garantie bi ñuy laaj gi si gën a graaw mooy garantie foncière la ñuy laaj mooy yow da nga bëgg kër amagoo kër ñu lay laaj suuf pour nga garantie ko c'est un problème
bref nañu waxtaan ak banques yi waxtaan ak nit ñi di communiquer ak nit ñi di def yu mel nii di waxtaan ak sénégalais yi di dem si télé yi di waxtaan ak sénégalais di expliquer nit ñi seen taux yi ak seen procédés yi lan moo ko waral nit yi di ko comprendre ñu faciliter ko te loolu état bi da si war a jàpp banques yi di faciliter l'accès au crédit parce que c'est un droit dafa nekk loo xam ne yoon la wareef la parce que bépp nuñ koy waxee structure bu nekk si dëkk di fa liggéey da nga am devoiru contribuer si développement waxaguma sax économique wala dara mais développement moralu nit ki mooy nit ki dafa war a am yaakaar ni que man kat bu ma demee si soxna Daba mi sama soxla dina faju loolu rek day dalal xel foog banques yi taxawee noonu. ñetteel bi mooy fiscalité bi nag moom xam ngeen ni suñu nguur gi moom nguuru fiscal la kenn du si sori nag ndax comme li ñuy wax rek koy waxtaan ak moom doo ko sànni xeer du noonu waaw nguuru suñu ay partenaires lañu waaye daal fiscalité bi war nañ ko seet na nooy waaw fiscalité TVA 18%, taxe sur le revenu à 5% et récemment la plus-value bi nga xam ne mooy nit ki buy jaay alalam moom alalam di ko jaay tey bu demee si notaire taxe bi yóbbuwaat nañ ko ba 15%. xam nga loolu jéggi na dayo tey man léegi bu may jaay sama suuf ma koy jaay 50 millions war si fay ñaata 7 millions 500 comme plus-value mooy jaayatuma sama terrain 50 millions maa ngi ko jaay 42 millions 500 war si génnee commission bi ma war a fay war si fay enregistrement mbokk yi ñëw taxaw mais sama terrain bi ñaata la ma dikkee au final 37 millions. donc damay naan xaaral ma jéem ko jaayee 60 millions ndax ma amortir charge yooyu yëpp donc bu taxi yi wàññeekoo daf ñuy dimbali ba nga xam ne yu si bari dinañ ko mun a lijjanti et puis dina yombal nit ki. waaw pour dem si troisième point bi mooy mise en place bi comme ni ma leen ko waxee du ma si sori ndax c'est à l'initiative état du Sénégal moom moo ko junju. moo toog xam ne ni que dëkk bi metti na luyaas bi cher na mu ne nañ teg benn jumtukaay boo xam ne dina mun permettre ñu saytu loolu yëpp te si biir jumtukaay boobu ñun ñu ngi si biir ndax boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ak ñoom tey jumtukaay bi argument yi ñu tegee jumtukaay bi ñun bokk nañ si ñi ko rédiger kon nag ñu ngi sant yàlla te ñu ngi continuer di si waxtaan te di dara xelu nit ñi xam ne que tamit lépp lu ñuy def rek dañ koy def pour Sénégalais bi parce que ñun si lañ bokk. ñu nit dañu bugg a am kër comme ñëpp ay sénégalais lañu donc moo tax boobu moom du ma si sori waaye xëj na bu sottee sénégalais yëpp dinañ gis njëriñ li dinañ gis impact bi dinañ mun a état bi dina gën a mun a am loxoom si kaw secteur boobu secteur luyaas bi. bu ñu demee si recommandation yi comme ni ma ko waxee sànq xaw naa si yàgg si français dama ne ñun nag léegi nag ñun ay professionnel lañu si suñu liggéey waaw ay professionnel lañu si suñu liggéey suñu professionnalisme nag may nañu ñu saytu secteur bi ba xam lan mooy jafe-jafe bi lan moo koy lijjanti naka la ñuy def ba li ñuy lijjanti bu xësee ba sotti képp ku nekk di nga mun a nekk à l'aise fi nga dëkk ñu ne ñun am nañ si xalaat boobu mooy bu njëkk bi mooy ñun suñu bopp ba pare dañuy fexe dajaloo organiser wu former suñu ay nit te suñu nit nag toujours dañ koy répéter te duñ jug di si répéter courtier bi élément essentiel la si parce que ñun suñu fédération loolu la ñu xeex parce que am na ñu fi bëggoon taxawal yu mel nii waaye dañu ne ñoom courtier bi gisuñu ko waaye tey y a plus de 4000 à 5000 courtiers ne serait-ce que dans Dakar mais tey ñooñu ñëpp sur le marché de l'emploi c'est quelque chose mais ñooñu ñëpp ay borom kër lañu yor seen njaboot di leen dundal état joxu leen liggéey keneen joxu leen liggéey waaye dañu xëy xool métier boo xam ne mun nañ si daan seen doole ñu di si góorgóorlu di si am dara di jëriñ seen njaboot bi donc ñooñu dañu am poids économique kon ñooñu ñun mënuñu dem bàyyi leen dañuy ànd ak ñoom parce que ñun ñoo bokk li ñuy def li ñu wute ñaar dong la dafa mel ni jaaykatu magasin bi ak ki taxaw si biti di jaay mbuboom benn la xam nga tey doo ne da ngay éliminer kiy jaay si mbedd bi ndax boutique bi pour boutique bi jaay dañ ne ñun dañuy ànd ak ñooñu suñu xarit yooyu
suñu nit yooyu suñu mbokk yooyu suñu àndandoo yi dañuy ànd ak ñoom fexe ba ñun li nga xam ne fexe nañ ko ba am ko si jumtukaay ñu fexe ba ñoom ñu jëriñu si buñ si jëriñoo ba pare ñu fexe ànd seeg ñoom jàngal leen si la ñu séq ay contrat ak institut bu mel ni ISEP depuis 2018 2019 ñu ngi koy dox ak ñoom signé ko di def ñun ñuy soumettre ay programme de formation si immobilier ISEP di ko appliquer ba ren la premier étudiant yi ren la ñu génn ba ñun ñii fédération ñun la ñeen yabalaat pour ñu ñëw def seen premier stage si ñun xam nga contrat boobu am na solo tey étudiants yi rek bu ñu génnee si université yi pour ñu am stage rek problème la waaye ñun suñu secteur ñiñ ko seqal étudiant bi bu génnee premier stage am ñun par force dañ koy jël pour 3 mois te bu ñuy recruter tam foofu la ñuy njëkk dem kon nag am na solo kon nag loolu état war na si bàyyi xel nit ñi bàyyi si xel ñu gën ko dooleel gën si sukkandiku ba nga xam ne bu ëllëgee ak xëj na am na yenn def-def yi nga xam ne nit ñi dañ koy jànkonteel parce que faut le dire nit ñi léeg ñu séq ak courtier wala agence mu am ay jafe-jafe ñoom ñu jàpp ni kooku ni mu doxalee du yoon wala sax muy nekk dëgg ni kooku ni mu doxalee du yoon tey dañu ne tey nit waru mën a ñëw di ut kër nit ki di ko xoolal kër kaay ma wan la kër rek mën a la fay ma 3000 pour visite amul ñun fas yi si loolu njëkk xeex c'est inexistant munoo demander fay njëgu service te yow doxagoo service bi kay paquet la paquet bi day mat dajaloo nekk lu sotti nga gis ci sa bopp ñu doog la fay loolu la ñu d'accord bu jëmee si comme niñ ko waxee li nga xam ne moom la nit ñi di wax souvent mooy conditions yi tamit fàttoon naa ko waaye si olof xam naa ni am na solo ñu wax ko nit ñi ni ñuy amee luyaas Sénégal yoon dafa am nu mu ko tënkee da ngay joxe benn weer boo xam ne mooy mensualité bi luyaas bi parce que luyaas bi da nga koy fay ba pare doog ko tëdd beneen weer bi mooy li nga xam sa caution la garantie la mooy nit ki booy dugg dañuy seet ndax kër gi baax na ndax ni nga ko jëlee yow doy na la bu la doyee yëpp nga dugg booy génn bàyyi woo fa benn facture delloo nga kër gi ni nga ko jëlee woon parce que nit ñi war a xam kër boo ko jëlee ñu jox la ko mu bees peinture ko def si jumtukaay yu bees boo fay génn da ngay fexe ba loolu yëpp nekk fa. bu fa nekkee amee loo fa dara amee lu ñu la dara ñu daal di jël sa caution delloo la ko te mu leer si bopp nit ñi parce que communication yi jàll bari na caution yi nekkul si agence yi. caution yaa ngi si borom kër yi ñun bu ñu signé contrat léegi à la minute près borom kër gi wooñu baa ñu woo ko ne ko diw jël na sa kër fay na nangam fay na nangam fay na nangam signé nañ contrat bi yónnee ko copie contrat bi yónnee ko xaalisam baa ñu versé ko si compte te buñ koy dañ koy versé loyaasam versé ko caution xam nga caution nekkul si ñun waaye ñun liggéey bi yëpp ñun ñoo koy def te bu ñu paree tamit client bi boo moytu ñun ngay xuloo parce que day naan agence bi yokk sama caution agence yoru sa caution c'est vrai moo garantie sa caution parce que si agence bi nga fayee agence bi dafa am devoiru topp sa caution ba keroog nga jot ko loolu moo jaadu tamit loolu yëpp si liggéeyu agence bi léegi nag diggante client bi ak agence bi dafa am service bu leen boole client bi dafa am lu mu soxla demander ko agence bi en tant que professionnel fexe ba loolu client bi soxla mu sotti nga am sa dëkkuwaay parce que agence bi balaa mu ngay proposer que day xool dafay laaj information gi ñuy wax recueil de l'information fi nga bëgg dëkk ndax yow sécurité ngay ut wala confort ngay ut wala espace ngay ut wala nangam wala nangam wala nangam agence bi du tëb rek proposer que day dem xool yi ba pare ba xam ne critères yooyu yëpp mi ngi si maanaam ñett wala ñeenti produits yoo xam ne mën na nga ko proposer mu doog a wan def ak yow tour ba nga gis ba mu doy la ba ngeen d'accord ngeen doog a signer loolu service la da nga ko war a fay léegi nag fayin bi ñun am nañ si xalaat bu bees mais fayin bi na nit ñi comprendre ni bu dee régir agence immobilière loi bi ko régir si arrêté ministériel bu 1987 honoraire d'agence égale 1 mois ñun binduñu ko inventé wuñu ko yoon moo ko inventé bi sa leeru kan moo am sa document bu leer ma wan leen aperçu rek non yéeg bi sax daf may mi ngi nii arrêté la lii arrêté ministériel la bu 1987 du code commercial ñoom ñoo ko wax dañu wax ci exercice su agence immobilière mooy gestion immobilière
wax ni que gestion immobilière ñun li ñuy gagné si pourcentage xam nga lan nga diggante 4 ba 9%. tey yow boo ma dénkee sa kër di fayeeku 100 000 man en général bu bëree ba bëri 9 000 laa si am si 100 000 yi à 9 000 mun na fay sama charge nañ waxante dëgg. mënuñu passé ko te léegi marché bi dem na ba nga xam ne dañuy mettre en concurrence dañuy ñëw kii proposé ko 7%, man ñu ñëw proposé ma 5, que ñu proposé ko 3 ñu jël léegi ñu parce que man damay bëgg bien yu ma gérer kii bëgg bi ñu jël nga jël su ko defee prix bi di gën a wàcc la majeure partie bien yi ñuy gérer mais en général pour la plupart contrat yi ñu ngi ko signé autour de 5%. ah loolu nag lan la ñu bëgg ji léegi ñun duñu ut beneen ressource te ñun beneen service la ñuy def parce que 5% boobu mooy liggéey bi ñuy def ak bailleur bi voilà loolu moo ñu tënk ak bailleur bi mooy di superviser di xool di toppatoo di dugal di génnee di maanaam lépp nekk si contrat bi ñu fexe ba mu sotti loolu moo ñu tënk ak moom mais client bi nga xam moom moo ñu demande service ñu ut a fexe ba service boobu mu sotti mais kooku li ñu boole ak moom benn paiement kese la benn pay la moom la ñuy woowee commission. léegi nag dañ dul leeral nit ñi commission boobu lu mu doon ak naka la doonee ak ñaata la ak état bi tamit après li muy jël li muy taxé agence immobilière yi yooyu sax détail yooyu dugguma si du ma si sori comme je dis fu mu ne nii moom suñuy xarit lañ ñoo ànd di liggéey waaw kon nag nañ ko nit yi xamee noonu xam lan mooy seen droit lan mooy seen devoir naka la ñuy amee luyaas lan moo war a ñaari weer yi wala ñetti weer yi léegi nag am na ñuy exagérer on est d'accord am na ñuy laajte ay 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois jaadu ñun d'accord ñun sax arrangé wuñu mais bu ñu borom kër imposé ne ni que moom loolu lay laaj ñun mënuñu si dara soit duñ ko jël soit nga proposer client bu ko client bi attane mu jël su ko attanu nga bàyyi munoo si leneen léegi nag état foofu loolu tax nag lii état di teg nii am solo. parce que état lii muy teg nii ànd si ak ñun ñii ñëpp ak professionnel yëpp dina mën tax lii dinañ ko gën a mun a saytu képp koo xam ne yaa ngi loué sa kër si noo xam ne du yoon état tey mun na fexe intervenir ba loolu du sotti nit ki nga xam ne moom la ñuy teg injustice boobu moom it war na mun a xam fi muy dem ba fexe ba programme am sotti te duñ ko génnee duñ ko yóbbu fenn.